asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yéen mbokki àdduna yéen mbokki sénégalais yi nga xamante ni noo nekk si diaspora di safoo ACTV diaspora tey nag dañoo ñëwoon fii am koo xamante ni moom leen bëgg a wan si muy Wadane Coumba Rose Ndiaye Wadane Coumba Rose Ndiaye buñ ko waxee kan mooy papaam Doudou Ndiaye Coumba Rose Doudou Ndiaye Coumba Rose kenn dootu ko nattal ci Sénégal rawatina ci àdduna wërngal këpp kenn dootu ko nattable kan mooy Doudou Ndiaye Coumba Rose koo xamante ni monument la international la kon nag dañuy def lu dul ñëw dem wan leen doomam ndeysaan gis ngeen ko sax doomam mi ngi noonu di ñëw di wàcc ci otoom ndeysaan muy Wadane Coumba Rose Ndiaye ki nga xamante ni moom lañ war a dalal tey fii ci biir ACTV bu diaspora kon nag dañ leen di bàyyi rek ñu ñëw bàyyi ko mu wàcc mu dallu ñu dem dugg ci biir am nu mu def ak moom ci ay xaritam xarit tubaabam xariti sénégalais am ak lépp ak ay élèves am yoo xamante ni mi ngi leen di tàggat ci li nga xamante ni moom la ko bàyyeelam yëf yi nag nan egg ci biir rek surprise la daal duñ leen wax dara surprise la. waaw salaamaaleykum Wadane Coumba Rose Ndiaye di la relève de El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose tey am naa contentement trop télé bu mag bi seet si ma site bu mag bi seet si ma ñu koy wax ACTV de diaspora ñu war a waxtaanee ci Doudou Ndiaye Coumba Rose war a waxtaanee ci Wadane Coumba Rose Ndiaye fii ci diaspora bi du yomb. waaw salaamaaleykum sëñ Wadane na nga def. waaw salaamaaleykum fay na la waaw ñu ngi si jàmm bu wax alhamdulilah. waaw kon de ki ñu leen doon wax moom tey moom mi ngi nii moom Wadane Coumba Rose Ndiaye. ndeysaan dëgg la waaw kontaan nañu trop fi seet si bëgg ñu seet si ACTV international. dalal jàmm yegg si leen si jàmm dalal mën nga toog. merci beaucoup jërëjëf. mën nga toog sëñ Wadane. waaw kon nag ginnaaw bi ñu dalalee Wadane Coumba Rose Ndiaye tey jii ñu ñëwaat am mbégte fekk la fii seet si la di la wax ni la kan mooy Wadane. waaw asalaamaaleykum maa ngi nuyu diaspora bi yëpp maa ngi nuyu àdduna yëpp yaakaar naa ni man la Wadane Coumba Rose Ndiaye mu El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose avant tout damay profité di baalu ñëpp àq ci julli gi nga xam ni moom la ñu jugee di baal ñëpp àq di ñaan suñu borom daal ñuy defal korité jàmm maanaam jàmm di ko ñaan tamit li nga xam ni daan na suñu kaw muy Covid 19 bi mu daal ñu koy teggil ba mu gën a sedd loolu ba ku ci nekk dellu ci yi nga nekkoon waaye tey kontaan naa trop dalal ACTV diaspora bi nga xam ni dootu ko laajteeti. merci beaucoup sëñ Wadane xam naa ginnaaw bu ñu jógee foofu biñ la bàyyee nga nuyoo xam naa dañuy def lu dul ñu ñëw dem suñu benn nattangoo loo xamante am na loo xamante ni jëli na ko ci say élèves yoo xamante ni yaa ngi leen di tàggat muy wax MD production am na loo xamante ni moom la dem jëli xam naa lu dul loolu dañuy bàyyi rek ñu dem wan leen ko. ñu seetaan ko après bu ñu jógee foofu nag ñu joog a développé ci biir waxtaan wi nga xamante ni moom lañ seq nga seq ko ak ACTV diaspora.
allo asalaamaaleykum yéen waa adduna bi ñu ngi leen di nuyu man la Malick Diaw MD Production voilà di nuyu ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi ñuy suivre avec la télé diaspora di ACTV diaspora ñi ñëwoon fii nag ci Italie ci dëkk bu ñuy wax Venezia seetaan si benn ndaanaan bu ñuy wax Wadane Ndiaye Rose ñu gën koo xam ne relève de Doudou Ndiaye Coumba Rose bi ñu fi ñëwee nag fekk nañ fi ay xaritam ay àndandoom ay mbokkam ñi ñëw nag bëgg a taataan Wadane Ndiaye liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def mu jëm ci wàllu sabar mu doon ko ci waajuram bu góor muy Doudou Ndiaye Coumba Rose ñu ne woon nag waa télé bi ànd na ñoom ñëw fi vraiment dalal ko waxtaan ak moom ci li nga xam ne ci lay yëngu donc ñu ñëw rek seet ñi nga xam ne ni ay xaritam lañ fekk fii kan koo xam ne ni italien la ñu nuyu ko ci italien ci làkkam di la wax buongiorno. Buongiorno. Allora, come ti chiami? Buongiorno, sono Francesco. Benvenuti a Venezia, in Italia. Bene, Francesco, ti dobbiamo fare 2 o 3 domande riguardo la persona che abbiamo di fronte a noi che si chiama Wadane Ndiaye Rose. È una persona molto conosciuta, una persona che per esempio fa la sua carriera sul, si chiama il Sabar, che l'ha preso da suo papà Doudou Ndiaye Coumba Rose. Cosa ne pensate di Wadane Ndiaye Rose? Come l'avete conosciuto? Allora, Wadane è molto bravo, noi seguiamo molti suoi concerti e spettacoli qui in Veneto e ci ha insegnato anche i primi rudimenti sul Sabar e poi vedremo una piccola lezione. È una brava persona, una grande persona, grazie. E come l'avete conosciuto Wadane? Come l'abbiamo conosciuto? L'abbiamo conosciuto tramite mio papà, Renato Rizzi, che è andato addirittura in Senegal a trovarlo con la sua famiglia, è un amico ormai di famiglia. Bene, bene, quindi avete modo a scoprirlo e a scoprire il suo lavoro, che è un maestro, un gran maestro, e vi insegna anche per esempio a suonare il djembe e il tamburo, come si chiama il sabar. Esatto, abbiamo imparato anche oggi i primi rudimenti sul sabar e il tamburo, è molto bravo e molto interessante. Bravo, quindi è una cosa molto, che fa molto piacere a noi essendo suoi amici e anche a voi penso, quindi dobbiamo dirti grazie mille. Grazie. Allora, siamo ancora qua di nuovo con un'altra persona, che la moglie di Francesco. Sì. E le lasciamo presentarsi. Come si chiama? Anch'io Francesca. Bravo. Che coincidenza, Francesca e Francesco. Esatto, Bella. sì. Allora, Francesca, ti dobbiamo fare 2 domande riguardo la persona Wadane Ndiaye. Sì. E volevamo sapere in prima cosa come l'avete conosciuto Wadane? Allora, l'abbiamo conosciuto tramite il papà di Francesco, e l'ha introdotto a noi, alla nostra famiglia, ed è una persona davvero cara. Ci ha insegnato tanto della sua cultura e noi speriamo di avergli insegnato qualcosa della nostra. Benissimo, e come persona, come avete visto Wadane sulla roba che sta facendo, sul suo lavoro come maestro? Sì, è davvero interessante. Culturalmente ci ha spiegato un sacco di cose della cultura senegalese, di come si vive a Dakar, di come si vive dalle sue parti, della musica, della storia un po' del suo papà e della sua storia. Bravissima, brava, benissimo. E che ho visto che anche prima vi stavo insegnando il canto. Sì. Eppure fa anche quello, quindi come ed è bravo, perché io non sono brava, ma grazie a lui qualcosa sto imparando. Quindi. E quindi possiamo dire grazie anche a Francesca per questa piccola intervista che abbiamo fatto con lei e diciamo grazie a Francesca, veramente siamo molto contenti. Grazie a voi. Allora, siamo sempre qua all'incontro di Wadane Ndiaye Rose a fare qualche domanda ai suoi care amiche che sono qua amici. Si presenta un altro, come ti chiami? Sono Adriana. Adriana. Ciao, piacere. Ciao Adriana, ci ha fatto piacere averti qua insieme a Wadane Ndiaye. E la prima domanda è di chiedere come ti chiami Adriana, da dove sei? Sono brasiliana, però sono cresciuta in Italia, quindi tutte e 2 le cose, italiana e brasiliana. Una bella cosa, si vede qua un incontro molto etnico, quindi la cosa è molto bella. Ecco Adriana, come avete conosciuto Wadane? L'ho conosciuto tramite il mio compagno, Luca, che è il migliore amico di Francesco, quindi siamo diventati una grande famiglia praticamente. Vediamo. Siamo curiosi di conoscere musiche diverse e quindi Wadane era
Una cosa molto un'occasione. bella, molto bella, questa è una cosa molto bella. E Vadana, come la vedete sul lavoro che sta facendo in giro per tutto il mondo? Dico. È molto bello anche perché mette insieme i giovani con i meno giovani, i bambini. Oggi qua abbiamo tutte le età, quindi dopo faremo anche vedere quello che ci ha insegnato. E vi ha insegnato anche a suonare, spero? Sì, ci ha Puoi insegnato farci a vedere qualcosa più o meno? Un ma piccolo proprio ritmo, adesso così? un piccolo ritmo magari. Un Dai, ti piccolo tengo al ritmo? microfono, sì, un piccolo ritmo, vediamo cosa sa fare. Vediamo cosa sa fare, un piccolo ritmo. Dai, non fa niente. 2, 3, ca, e ancora. On y va. E Bravissima, avete visto ragazzi, allora Siamo alle prime armi, tra un ecco, po' le prime armi, miglioreremo. come dice lei, quindi Miglioreremo. guarda, ti dico, sei sulla Buona giusta, strada, sulla buona bene. strada, quindi ti diciamo complimenti e grazie. Torneremo. E ci vedremo a presto. Grazie mille, grazie. Ciao. Grazie. Allora, siamo sempre qua con la televisione ACTV Diaspora in compagnia di un altro personaggio e vogliamo presentarlo. Buongiorno. Buongiorno, E come si chiama lei? sono Mario. Mario, piacere Mario di averti con noi insieme alla televisione ACTV Diaspora. Piacere mio. Allora, volevamo farti 1 o 2 domande riguardo la persona Wadane Njairoz. E come avete visto Wadane? Visto che avete modo di conoscerlo? Sì, tramite amici comuni e ho potuto sentirlo suonare e niente, sono venuto oggi per vederlo e per conoscerlo, per approfondire la conoscenza e l'esperienza. Benissimo. E come avete visto il suo lavoro come maestro, come un artista? Come l'avete visto? Beh, molto interessante. Io non conosco bene la musica, però si sente che è una persona che esprime se stesso tramite lo strumento. Benissimo Mario, grazie ancora per questa piccola intervista. Avete sentito cosa ha detto Mario su Wadane, quindi ci diciamo grazie Mario e sarà per la prossima volta. Grazie a voi. Grazie. Grazie. Buongiorno ragazzi, siamo ancora qua insieme alla televisione ACTV Diaspora, insieme a altri amici di Wadane Njairoz, e vi dobbiamo presentare un'altra persona. Buongiorno. Buongiorno a tutti, Buongiorno a lei. E come si chiama? io sono Luca. Luca, come stai? Tutto bene? Ma dai, è una bellissima giornata, sta proprio bene. Bene. Luca, ti abbiamo trovato qua insieme a Wadane Njairoz e volevamo sapere più o meno qualcosa di Wadane. Come l'avete conosciuto? Allora, io ho conosciuto Wadane, in realtà ho conosciuto degli amici, mi avevano portato a un concerto suo, che a me piace molto un po' la musica e la cultura senegalese. Sono passato per Dakar qualche anno fa e sono rimasto innamorato. E è stato molto bello, è stata un'esibizione in cui sono stato proprio colpito dentro, e poi da lì la cosa nasce cosa e c'è stato modo di conoscerlo, di frequentarlo un po' e di capire meglio chi era. Bene, quindi Luca, tu hai avuto modo di andare a Dakar, in Senegal, a visitare Dakar, e quindi l'esperienza che avete avuto qual è? È stata un'esperienza un po' insolita, nel senso che sono andato lì con una barca a vela e sono stato fermo lì per quasi 2 mesi ad aspettare che arrivasse il vento giusto, e quindi è stata un'occasione secondo me eccezionale, perché ero lì in una bolla temporale in cui non avevo molto da fare, ero libero di godermi tutte le vibrazioni della città. Bene. E mi ha lasciato una sensazione super positiva, mi sono sentito proprio come a casa. Ho trovato il popolo senegalese che è super accogliente, super amichevole, e mi sono portato a casa proprio questa sensazione di un posto dove si sta bene. Benissimo. Che... Ci ha fatto molto piacere, quindi hai avuto anche modo di poter suonare con Wadane oppure no? Diciamo, suonare con Wadane è un po' pretenzioso, ho avuto modo di farmi spiegare i rudimenti di Wadane, però lui si vede che ha il ritmo nel sangue, io un po' meno, insomma ci sto provando, ma... Però un po' alla volta. Un po' alla volta, sì. Un po' alla volta, quindi e penso che adesso prima di lasciarti potresti anche far vedere più o meno qualcosa che Wadane ti ha insegnato. Dei disastri. Dai, ci proviamo, ma purtroppo non sono all'altezza del maestro, devo dire che... Mai dire no, facciamo un prova, dai, vogliamo sentire più o meno col maestro insieme. 1, 2, 3.
Ka, cha 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 cha. E bi 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 bi. Aha. Bi 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 bi. On y va. E bi 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 bi. Ale. Molto bravo, potrei dire che hai anche tu il ritmo nel sangue, eh? Grazie, veramente, non veramente. ti credo, Comunque, grazie mille. Grazie. Ciao. Siamo sempre qui a Venezia insieme alla televisione Diaspora, ACTV Diaspora. Siamo qua a trovare sempre amici di Wadane insieme e dobbiamo dire buongiorno. Buongiorno a tutti, Buongiorno a te e come ti chiami? io sono Nicola. E tu come ti chiami? Nuccio, un bel nome Nuccio. È Nuccio, è suo figlio. Esatto, sì. Bravo, siamo qua quindi insieme a Nuccio e suo papà. Sì. Allora, volevo fare 2 o 3 domande sulla persona che abbiamo qua di fronte a noi che è Wadane. Penso che fai parte dei suoi allievi. Sì, stiamo incominciando a suonare e ci divertiamo tanto e è una cosa che fa bene all'anima suonare. Ecco, quindi la conoscenza è sempre tramite il papà di Stefano. Sì, poi l'ho seguito in tanti concerti e non perdo occasione, diciamo, di ascoltarlo perché mi piace tutto quello che si trascina dietro. Bene. Quindi come l'hai visto Wadane nel suo campo quando proprio si dà da fare sul suo campo? È un maestro. Sprizza l'energia come se fosse una fontana di acqua e bisogna abbeverarsi insomma di questa energia. Brava. E quindi ecco, come persona, quello che hai detto è una cosa molto bella, quindi guardarla Wadane suonare, che impressione ti dà quando la vedi suonare proprio? Sembra sono tutti gli elementi della terra, il fuoco, l'acqua insieme e si sente il tempo sembra fermo e si riesce a entrare negli spazi vuoti, diciamo. Bravo, grazie mille, grazie. È stato un piacere veramente a farti questa piccola intervista. Nuccio, allora tu cosa ne dici da Wadane? Ti piace quando le vedi suonare? Ti piacciono i tamburi, I tamburi ti piacciono? Bene, imparare anche tu a suonare più. Lui ha 3 anni adesso. 3 anni. Sì. Più avanti, va bene, ti insegniamo anche a te a suonare. Comunque molto grazie, è stato un piacere averti davanti alle telecamere e ti diciamo ci vediamo presto. Grazie mille a voi. Grazie a voi. Sama gars yi kii moo doon ultimo intervista bi nga xam ne ñu ko doon def ci nga xam ne mooy élèves yi nga xam ne ñu ngi fii Wadane di leen jàngal liggéey bi nga xam ne nii le grand maestro di le relief de Doudou Ndiaye Coumba Rose di Wadane Ndiaye Rose duñ def lu may nag ànd ak yéen dem ci biir wan leen daanaan li nga xam ne nii moo tax ñëpp jug ñëpp di ko xaar muy Wadane bon fekk lañu ci biir ñu ànd ak moom ngeen découvrir la personne telle qu'était muy Wadane Ndiaye Rose de relève Doudou Ndiaye Rose gars yi bon fekk lañu ci biir acca leen bon gars yi ñu def lu may dugg ci biir rek dem seeti Wadane Ndiaye Rose acca leen bismillah dañu dem ci biir waaw ñu fekk ci asalaamaaleykum Wadane Ndiaye Wadane Coumba Rose Ndiaye. asalaamaaleykum MD Production ndeysaan ça m'a fait plaisir. waaw fii la ëppee Wadane Coumba Rose Ndiaye. waaw ndeysaan relève de Doudou Ndiaye Coumba Rose. ndeysaan ñu ngi lay ziar Wadane. waaw mais delloo ziar bu baax a baax vraiment di la jaajëfatel. waaw mais fii la ëppee. di am mbégte. fekk la sa biiri élève. sa biiri mbokk sa biiri naataango. vraiment rafetlu liggéey bi nga xam ne yaa ngi koy def. te mu nga xam ne Sénégal yëpp ñu ngi koy rafetlu. loolu plaisir la may def encore une fois ACTV ànd ak Malick Diaw MD Production ñëw sama kër seet si ma ngir ñu waxtaan ci la relève de Doudou Ndiaye Coumba Rose bi nga xam ne suñu borom def na ko ci man ñu waxtaan ni Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose fii ci Italie fii ci Venezia Milano kon nag Malick Diaw dalal jàmm toogal. macha allah lu am na solo. mais voilà di wax rek ne ñi ngi rafetlu vraiment invitation bi ñu def nii ñu jàkkaarloo ci yow. vraiment nga de wane fi lu am solo fekk fi say élèves say xarit mais duñ def lu may aussi bàyyi DG bi nga xam ne moo lañ fekk si fii xam naa mu développé ak yéen ànd ak yéen ci émission bi wan leen Wadane Ndiaye Rose li mu indil askan bi. d'accord. waa léegi kon ginnaaw bi ñu seetaanee vidéo yi ba pare nga xamante ni MD dem na jëli ko ci say xarit Wadane Coumba Rose yow loolu noo ko gisee. waaw
am naa ci contentement ndax ku ne xam na ni Wadane Coumba Rose Ndiaye basam fii ci diaspora bi la élèves yi témoignage yi ñu def ci seen maître war na parce que dama jël suñu culture Sénégal daal di koy indi fii ci dëkk bi ñu koy wax Italie di ko jàngal tubaab yi ba ñu koy tëgg te li ma leen di jàngal lépp Sénégal la juddoo ñu koy wax sabar kon nag tubaab yi bu ñu témoigner lu ñu témoignage ci man yaakaar naa ni loolu war na parce que ñoom daal ñoom laa nekkal fii ci dëkk bi di leen jàngal suñu culture ñuy partage yenn saa yi ñoom tamit ñu may wan seen culture ñu daal di échanger ba fu mu toll nii sax jàpp nañu voyage bu mag ngir ñoom dañoo bëgg a ñëw Sénégal ngir découvrir Sénégal. waaw léegi ginnaaw bu ñu jógee foofu Wadane tey ji lu waral relève Doudou Ndiaye Coumba Rose te ñu gis ni famille bi magoo ci xam naa ni gënoo ci nekk xale aussi waaye loolu moom la dikkal. ndeysaan question bu ma rafetlu la ndax Wadane Coumba Rose Ndiaye di la relève de El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose yaakaar naa ni lu jóge suñu borom la damay faral di wax ni gënuma mag ci famille de Doudou Ndiaye Coumba Rose gënuma ci nekk xale waaye yàlla moo namm loolu ci man lu ñuy gën a dem ci kanam muy gën a leer Doudou Ndiaye Coumba Rose moo ma ne yaay man maay yow loolu man lu ma gëm la ndax relève bi léegi mu am 3 ans te yaakaar naa ni wër na àdduna relève Doudou Ndiaye Coumba Rose bi ci suñu borom la jóge mu jaar ci sama papa El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose mu jox ma ko man boo ma xoolee xam ni maay Doudou Ndiaye Coumba Rose pour mu leer sama mission mooy wane Doudou Ndiaye Coumba Rose sama mission mooy jëmbal El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose sama mission mooy wan àdduna bi que ne Doudou Ndiaye Coumba Rose dem na waaye mi ngi fi ak ñun kon relève bi yaakaar naa ne maa ngi ko ànd ak sunu waa kër njabootu Doudou Ndiaye Coumba Rose bépp doomu Doudou Ndiaye Coumba Rose Doudou Ndiaye Coumba Rose la xëy na sunu borom dafa dogal li mu dogal ci man rek ñoom ñu nangul ma ko waaye ñoom ñëpp ku ci nekk mën ngaa doon relève Doudou Ndiaye Coumba Rose du Wadane kese macha allah. waa léegi foofu bëgg naa xam aussi relève bi maanaam ci naka la dikki. loolu bëgg naa nga baaxee ko askan wi. mais ACTV waaw ACTV loolu dama ne woon parce que dafa doon affaire bu sacré man yebuma El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose ba ne ci télé rajo yi wala ci monde entier di wax ni may relève Doudou Ndiaye Coumba Rose te meewul sax noonu ba mu génnee àdduna ba def 2 mois 3 mois non loolu dama noonu dafa sacré trop. ci naka na sacré bi mu sacré mooy bien vrai que ni moo ma jur beneen partie la waaye moom dafa am lu mu sol ci man intérieurement loo xam ni dund naa ak moom ci ba muy dund loo xam ni yenn saa yi daf ma koy def ci man tam new fi li jaaxal sénégalais ak àdduna bi mooy pourquoi fu ñu gisee Wadane Coumba Rose Ndiaye day mel ni Doudou Ndiaye Coumba Rose mooy tëgg mais da nga teg ni loolu neen la non fu ma commencé di tëgg rek Doudou Ndiaye Coumba Rose mooy solu ci man ba loolu moo war ngeen bu leen c'est simple maanaam Doudou Ndiaye Coumba Rose bi ngeen di gis muy tëgg ngeen yéemu ci yàlla moo def ci man loo xam ni foo ma gis may tëgg day solu ci man ba jeex tàkk ba sa yaram day da nga yaakaar ne Doudou Ndiaye Coumba Rose mooy tëgg loolu parce que Doudou Ndiaye Coumba Rose mooy dugg ci man Doudou Ndiaye Coumba Rose du n'importe qui bàyyi la boo xam ni ñun ay doomam mënuñu koo fay te waxoon naa ci yee passé ci yeneen télé ne leen Doudou Ndiaye Coumba Rose lu muy gën a yàgg ci biir bàmmeelam ay mbiram di gën a feeñ ci àdduna xam lu waral loolu mooy jëf yi ma doon jëf ci suuf te kenn xamu ko di fekk nit mu toog nga jël ko yóbbu ko ci bitim réew ba kooku yor këram dimbali ay njabootam di fekk ay jàmbur yàlla nga leen di teral di leen dimbali te kenn du ko xam il faut yàlla suñu borom delloo ko léegi li ma la bëgg ba tey ñu ngi ci suñu papa Doudou Ndiaye Coumba Rose wax dëgg yàlla koo xamante ni moom itam monument la ci àdduna monument la ci Sénégal gis nañ man ba may dekk tout tànk dama daan daw dem ba ci rue 25 ba ma taxaw ci barrière di ko seetaan ak majorité nga xamante ni kooku république la ndax lu toll ni feetu indépendance Sénégal
moom rek moo fiy tëgg batteur kon kooku wax ci moom du doy waaye loolu dama bëgg nga dikk dama gis fee benn yére aussi boo xamante ni dafa mel ni ci sa papa nga ko doon ne. waaw sama yaram a ngi daw ndax yére bii nga ma laaj yére Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose la sama yére papa la yére bii ñi ngi ma ko joxe ci ba ñuy defar ay bagaasam ma dem ba sama kër daal di koy natt mu mel ni maa jëloon tissu bi dem ci tailleur bi ne ko ñawal ma mu jël sama mesure dama ne yére bii yére Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose la ndeysaan ci maanaam sol na ko ci yaramam bi ba tàyyi keroog ba ñuy defar ay bagaasam lan ma ko jox waaye ba ma ko ne ci bib sol ko dafa mel ni sama yére la loolu dafa am lu muy wone dañuy dellu si waat que ni Doudou Ndiaye Coumba Rose mooy man maay Doudou Ndiaye Coumba Rose ndeysaan barki borom Touba Mbàkke man boo ma laajee sama papa sama yaram day daw ndax ñun mënuñu koo fay ndeysaan ñun njabootu Doudou Ndiaye Coumba Rose mënuñu koo fay ku fi yor teraanga gannaaw yàlla ak yonent bi Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose la partout dans le monde ay njabootam ñi ngi fa ku ci nekk lu ci gën a tuuti moo yor boppam ginnaaw yàlla kooku Doudou Ndiaye Coumba Rose na ko jàngal ñun amuñu fayam moo tax na ñun waxuma dara mais man Wadane Coumba Rose Ndiaye fekk suñu borom mi ngi may gudd fan ak wér duma tay ci di ko wone duma sonn ci di ko wone ndax moom mënuma koo fay ndeysaan fii ma nekk ci dëkk bi moo ma fi indi lépp lu ma mënti am ginnaaw suñu borom Doudou Ndiaye Coumba Rose moo tax moo nu jàngal jom ndeysaan moo nu jàngal fulla moo nu jàngal doon géwél noble boo xam ni duñu ñaan ñun ñooy ay géwél yoo xam ne duñu ñaan dañoo bokk ci ñu war a teralaate ndeysaan loolu ci Doudou Ndiaye Rose lañ ko jàngee ndeysaan boo ma mayee ma jël ndax lu war la boo ma fekkee teral ma jël ko ndax lu war la waaye yaakaar naa ni ba nga may teral yor naa lu ma la mën a teralee ndeysaan mais su ma la fekkee ci sa xew léegi dinaa la tagg dinaa la jiin dinaa la yëkkati ba nga kawe loolu mooy sama rôle ndeysaan man géwél loolu mooy sama rôle waaye suñu baay bi jàngal nañu ni ndeysaan lu ñu am noo ko liggéeyal suñu bopp Malick Diaw yenn saa nit na ma Wadane Coumba Rose Ndiaye looy def ci liggéey bi ma ne ko xam naa ko ndax am soxla làmb sa poos fekk ko ci kooku liggéey moo la ko mën a may ginnaaw yàlla nit koo wéeru ci moom bu poussé nga daanu kon man lépp lu ma bëgg dama koy liggéeyal sama bopp te du tee boo ma fekkee ci sabar waaru du tee boo ma fekkee ci sabar waaru Malick Diaw ndeysaan waaye Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose mënuñu koo fay moo nu jàngal teranga moo nu jàngal sol lu rafet moo nu jàngal booy dem tëgg ci xew na nga mel ni yaay borom xew mi mës ngaa gis loolu Doudou Ndiaye Rose moo nu jàngal ni booy dem tëgg ci programme na nga mel ni yaay borom xew bi yaay borom xew bi yenn saa ñu dem tëggi programme sax ñu war a def attaque bi borom xew bi ñëw salaamaaleykum ñu ne ko maaleykum salaam mu ne damay laajte ana tëggkat sabar yi ma ne ko maire lu tax nga laaj loolu mu ne ma dañoo war a commencer programme ma ne ko ñun ñooy tëggkatu sabar yi di ndeysaan parce que boobu daf noo gis ñu mel noo xam ni yànju lool loolu Doudou Ndiaye Coumba Rose na ko jàngal bu nu musaan dem spectacle balaa ñu kaar bi gaare boo peñewul sa karaw doo dugg ci kaar bi doo dugg ci kaar bi ndeysaan lépp civilisation rek bëgg lu baax jàngal ñu noble ndeysaan jàngal ñu ci ñi nga xam ni dañoo war a terlaate amuñu fayam moo tax man Wadane Coumba Rose Ndiaye encore une fois sama mission mooy wone Alaaji Doudou Ndiaye du ma ci tàyyi moo tax ma daal di bàyyi lépp lu ma amoon ci diaspora bi ñibbi Sénégal ngir jëmmal ko waaye dinaa yeggale ci dimbali gi ma doon dimbali ci kattanu suñu borom incha allah acca waaw xam naa ginnaaw foofu ñu tënk rek bi ñu génn jógee foofu ba tey ñu des sa papa am question yoo xamante ni gis nañ jiitu réew mi président Macky Sall dem tuddee ko Grand Théâtre ñu gis ni yéen famille bi ak
doom yi loolu naka ngeen koy dundee yéen. ndeysaan question bu am solo parce que yaakaar naa ni nomination bi décret bi génn na que léegi théâtre bi gën a mag ci l'Afrique de l'Ouest mi ngi tudd Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose man de du ma def politique d'accord waaye fekkee naa ba tàyyi koor di jub si wala tabaski di jub si ab ndaw jóge ci gouvernement bi daal di indi ab lëf jox ko njabootu Doudou Ndiaye Coumba Rose ne Macky Sall moo ko joxe ci njaboot Doudou Ndiaye Coumba Rose fekkee naa ko ba tàyyi ndeysaan. kon bu ëlbatikoo waatee jël théâtre grand théâtre Doudou Ndiaye Coumba Rose tuddee ko Doudou Ndiaye Coumba Rose yaakaar naa ni moom tamit rendre na hommage Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose parce que loolu defal na li Doudou Ndiaye Coumba Rose bëgg ndax Doudou Ndiaye Coumba Rose da doon wax ni damaa bëggoon benn institut école bu mu doon wax ma ni bëgg ko woon ngir moom encore une fois Doudou Ndiaye Coumba Rose suñu borom teral na ko tournéem bu gën a tuuti ëpp na 300 millions ndeysaan. Doudou Ndiaye Coumba Rose yaakaar naa ne bu ko bëggoon du mat 2 jours loolu taxaw mais daf ko bëggoon ngir askanu Sénégal da ko bëggoon ngir Sénégal xale yu ci màgg képp ko xamul Doudou Ndiaye Coumba Rose boo yeewoo wala boo gimmee ñu ne la Doudou Ndiaye Coumba Rose a ngi nii kon nag Macky Sall bu retourné waatee tuddee ko grand théâtre jox na ko école bi mu bëggoon si sama xalaat man Wadane Coumba Rose Ndiaye ndeysaan. ñun njabootu Doudou Ndiaye Coumba Rose yëpp ñu ngi remercier Macky Sall ci geste noble bi mu defal Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose mooy jël théâtre bu mag bi nga xam ni moo gën a mag ci Afrique de l'Ouest tuddee ko Doudou Ndiaye Coumba Rose kon son excellence monsieur Macky Sall man Wadane Coumba Rose Ndiaye maa ngi lay remercier sama part personnelle parce que def nga jëfu noble njabootu Doudou Ndiaye Coumba Rose kontaan nañ ci yow. ok merci beaucoup kon xam naa la boobaa daan dañuy ñëwaat ci beneen question rek sa diggante koo xamante ni sa doomu ndey. ndeysaan. sa xarit koo xamante ni dund ngeen lu yàgg. fii ci diaspora bi. fii ci diaspora bi. muy doomu ndaanaan ku ñuy wax Wally Ballago Seck kooku moom seen complicité ak loo ci mën a wax askan wi daal maanaam. waaw kooku duma tàyyi di wax ci moom yaakaar naa ni ku nekk may dëkk micro ak di ma dëkk ay projecteur ak caméra di ma laaj sa diggante Wally Seck fii ci diaspora bi duma tàyyi duma sonn di wax ni ak a baax ndeysaan. ay moo baax ndax même bu nekkul sax sama rapport ak moom sama wàllu diggante xarit ak xarit ku ne xam na ni Kiné Diouf yaayam ak maa Adja Diouf sama soxna pap ñoo bokk ndey ak baay ndeysaan. te Adja Diouf ak Doudou Ndiaye Coumba Rose ña nga tëdd ca àjjana yàlla na suuf sedd seen kaw yàlla na suñu borom yërëm ci yërmandeem Adja Diouf moomu ak Kiné Diouf yaayu Wally Seck ñoo bokk ndey ak baay waaye moom sama digganteeg moom papaam daf ko indi woon muy football fii ci Italie 2007 laa wax ñu ngi ci 2020 kon loolu du démb du ay fan loolu yàgg na yàlla def ñu daal di bokk même kër gi ñu nekkoon ñu bokk ñu kër googu Badara Sène mu Alaaji Gumba Sène moo ko moom te Badara Sène moomu moo doon denc Daba Ndiaye mi nga xam ni yaayam ak Thione Seck bokk ndey ak baay non dama ne cey waaye maa ko xam ki nga ma laaj maa ko xam ci Venezia fii Italie maa ko njëkk a yóbbu benn ngénte la fi wooy ngénte da doon def bu fubalee ba pare samedi ak dimanche du fubal day ñëw ci kër gi day jóge club ba ñëw ci kër gi bu ñëwee ci kër gi man samedi dimanche il faut ma tëggi ma ne ko booy damay tëgg programme bu am solo kànjam mu dax ma dafa mën a sañse mu sañse daal di ànd ak man ba ma tëggee ba ci digg bi ma daal di jël micro bi daal ne mbooloo mi waa Venezia waa Italie ñu ne mën naa may leen tey dafa am ku fi nekk ku spécial di woykat papaam kenn dootu ko naatable ñu koy wax Alaaji Thione Seck muy Wally Seck mu daal jël micro bi toj foofu ñu may ko alal gu dul jeex mais li ma gën a jaaxal ci moom mooy que ni yàgg naa leen wax na leen maye boobu ngeen gis muy maye wala teraanga boobu ngeen gis mu koy jëflante ak doomu aadama yi yàgg na koo def li ma lay wax 2007 la xaw ma 2006 ñu ngi ci 2000
20 waaw loolu kon yàgg na. yàgg na 13 ans. ñu tëgg ba pare yaakaar naa ni war na fa am plus de 1500 xaw ma 2000 euros yu ñu ko may mu doon ay millions. mu koy séddale di ko séddale étape ab étape ba dama ko laaj mu ne booy ma ni ko mais mu ne ma booy man lii laa xam fu may tëgg dama koy séddale ba mu jeex. sama jaar-jaar ak moom su ma koy wax fii la nii fanaan. saa yu ma demee Sénégal su ma nee bërët daf may présenté kër gi. su ma ko fekkee ci événement su may daw di ko nuyu ñi xamul ñi ma xamul dañ may jéem mais bu xoolee day wax naan bàyyi leen ko mu ñëw day wax bàyyi leen ko kookoo ma xam fii ci Italie bi kookoo ma xam bu ñëwee saafonteeg man Wally Seck ñun sénégalais yi amuñu fayam parce que yaakaar naa ni wax sa mbaaxu waay du wàññi ci sa mbaax dara loolu wolof jaay ko wax. noonu la def ak man. yàlla na ko yàlla jëmmal. amiin amiin. may ko gudd fan. ba mu yeggali. parce que yaakaar naa ni man sama mission ak sama liggéey ça n'a rien à voir ak liggéeyam kii day woy kii di tëgg. kon ñaar yëpp mën na noo dem. maanaam sa digganteeg Wally aussi bëgg naa aussi nga leeralal askan yu baax. ñi xamul xam. maanaam ci yan jaar-jaar ngeen jaar yoo xamante ni yu tar la. ak jaar-jaar yoo xamante ni daal. jaar-jaar yu tar yaakaar naa ni xaw ci am na ci xaw ci am. ndax àdduna moo tëddee noonu. dafa am ay haut et bas. am ay bas. dund bi ñu dund fii ci Italie. yenn ñoom difficulté yoo xam ni difficulté àdduna la. ci demee nag. parce que am na benn jour ma rappelé wu. ñu daal di génn di doxantu man ak moom. carabinieri yi fermaare ñu. carabinieri mooy gendarmerie Italie. daal di ñuy taxawal nañu s'il vous plaît. buongiorno ma ne ko buongiorno mu ne ma ragazzi avete un documento. ma ne ko sì certo ho un documento. ma jox ko sama carte d'identité italien mu daal di lire ne ma lui ne ma ndax kii lui mooy lu mooy li. ma ne ko booy ana sa document. munuma ah maa ngi sama passeport mais des na jour ma ne ko lui ha suo passaporto se vuoi te la mu ne ma no io mi serve un documento che dove posso identificarlo. Cosa facciamo? Se no dobbiamo andare in questura. ma génne waat sama carte d'identité. jox ko policier bi. policier bi moom la maanaam moom ci sama document lañ ko identifier que ni lépp lu mu fi mënti def. man la ni waaw man la ni jël si. waaw am na benn jaar-jaar bu demee noonu. ma dund kook moom. waaye du ma ko fàtte mu baax lool. ndeysaan. ma tasanteeg moom keroog Bercy de Paris. mënuma waadal Coumba Rose Ndiaye il faut nga def prestation ñu rendre hommage à la Ndiaye Coumba Rose ma xëy ak moom ci Bercy bi ñu dem dog Pullman. dem raxas ba. man ak moom bërki dem moo Ndiaye ba 31 décembre bi passé. la ñu def dama ne Wally Seck encore une fois ñun sénégalais amuñu fayam. ndeysaan merci beaucoup léegi xam naa aussi ñu ñëwaat sa gis nañ aussi li waral relève bi développé nga ko léegi ñu ñëw ci Sénégal. ñu ñëw ci Sénégal. gis nañ aussi Sénégal comme niñ daan defal sa waajur. gis nañ ñu lay tuddee drapeau de lutte yow. loolu noo koy dundee. damay profité ci occasion boobu di nuyu promoteur bi ñu koy wax Abdoulahat Ndiaye. ak Dieye production. yaakaar naa ni ginnaaw Alaaji du Ndiaye Coumba Rose man maay deuxième personne ci njabootam bu ñu dippee drapeau. mais loolu dama koy delloowaat suñu borom rek xam ni li ma leen waxoon ci commencement wa dama ne man maay du Ndiaye Coumba Rose encore une fois. loolu du Ndiaye Coumba Rose moo ko amoon c'est yàlla. ba xel demaatee ba tuddee drapeau ci famille de du Ndiaye Coumba Rose ci man la ñu ñëw dippee ma ko ma ànd ceeg njabootu du Ndiaye Coumba Rose ñu dem représenter Alaaji du Ndiaye Coumba Rose man loolu mooy sama mission. moo tax drapeau boobu ban ma ko tuddee dama ko delloo du Ndiaye Coumba Rose parce que maanaam drapeau waa daan Coumba Rose Ndiaye fils de feu Alaaji du Ndiaye Coumba Rose kooku mooy drapeau du Ndiaye Coumba Rose
non pour wax leen rek ni wax naa leen Doudou Ndiaye Coumba Rose il n'est plus waaye mi ngi fi ku jur doom deewoo sama mission mooy saa yu ma yeewoo rek di gën a wone El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose te wone boobu may wone Doudou Ndiaye Coumba Rose moom ci la may wonee ndax moom yàlla suñu borom dogal na nekkatu fi waaye mi ngi fi lu ma ko gën a wone rek mu wone ma ndeysaan lu ma gën a wone Doudou Ndiaye Coumba Rose mu wone Wadane Coumba Rose ñi waaw léegi xam naa ñu ñëw aussi ñu des ba Sénégal ba tey ci Sénégal gis nañ ci foire internationale gis nañ fa moom itam démonstration yi nga fa def ndeysaan ànd koog majorité di lycée Kennedy di John Kennedy ñoom itam comme ni ko sa waajur daan defee dëgg la comme li nga wax sànq rek mooy yaay Doudou Ndiaye Coumba Rose loolu kenn du ko weranteeteeti waaw loolu tamit damay profité daal di nuyu promoteur bi nga xam ne moo ma engagé woon ñu koy wax Matar Subatel ku ko xamul dégg na ko ci wàllu production moo ma ne Wadane Coumba Rose Ndiaye foire ren dama la cee soxla nga defal ma ouverture officielle ak les majorettes du lycée Kennedy ma ànd seeg suñu waa kër ñu ànd ak majorettes yi rendre hommage El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose parce que image boobu boo ko xoolee Doudou Ndiaye Coumba Rose ngay gis déjà hommage a ngi noonu daal di complir contrat bi ma signé woon diggante Matar Subatel ak Wadane Coumba Rose Ndiaye ci ouverture foire officielle de Dakar noonu la demee léegi ba tey doguma la ba tey ma des foofu ci ak majorité John Kennedy maanaam Wadane waaw ak fête indépendance du Sénégal waaw comme ni ko sa waajur daan defe loolu mën a wax foofu loolu mën a foofu mooy que ni yaakaar naa ni damay dellu si waat que ni waxoon naa la ni njabootu Doudou Ndiaye Coumba Rose koy jël mën naa représenter Doudou Ndiaye Coumba Rose du yëfu Wadane Coumba Rose Ndiaye kaset bañ naa loolu Malick Diaw loo bokk ak nit ñi danga ciy ànd ak nit ñi presque yàlla day dogal sa 4 avril dafa may fekk ma nekk sous contrat sous contrat ak tubaab ci mois d'avril mois d'avril bi passé fii dama fekk amul waaye am na 3-4 défilés yoo xam ni fekkuma Sénégal waaye sama frère ñu koy wax Birame Ndiaye Rose ñu bokk ndey ak baay yaakaar naa ne mi ngi matal mission boobu kon daal dama la bëgg a xamal ne leen ni njabootu Doudou Ndiaye Coumba Rose koo ci jël mun naa représenter papaam ci El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose ci majorette ndeysaan léegi nuy ñëw dem ba France aussi ci Zénith waaw France fan ngay dem ci France Zénith Zénith de Paris waaw am na lu fa xewoon waaw boo xamante ni nga ànd kook ak soxna yi jigéen ñi waaw ànd ko ak Viviane Ndour d'accord waaw loolu nu mu demee noonu ma ci nuyu au passage sama sœur Viviane Sidit ndeysaan boobu mu doon premier Zénitham de Paris ci mois de mars xam nga mois de mars yàlla dafa dogal jigéen yee ko moom mu doon premier sortie ci Zénith di salle boo xam ni yaakaar naa ne après Bercy moom rek moo ci tegu ci salle bu mag mu contacté ma ne ma Wadane Coumba Rose Ndiaye dal laa soxla nga ñëw représenter sa papa El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose ak les Rosettes mooy jigéen ñi parce que bis bi dañ koo décider proprio jigéen parce que mars moom ku loo xam ne ni ay bisu weeru jigéen la femme waaw ma dem fa nag daal di représenter sama papa ànd ceeg les Rosettes di ko profité di ko nuyu Viviane ak toute l'équipe voilà noonu la demoon au Zénith de Paris ndeysaan waaw léegi ma ñëwaat ci question foofu Wadane ak artistes yi ndax am na artistes yoo xamante ne ñu ngi lay contacter wala pour ngeen liggéey wala waaw Wadane artistes yi yaakaar naa ni maa ngi partage ak ñëpp awma ci kenn xaar ma yàlla parce que wax naa la que ni damaa taxawoo tànku El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose kon bépp artiste bu ma sentir je suis prêt lépp lu ñuy organiser tamit dama ciy collaborer ak ñoom parce que instant bi nii sam papa la woon ak ñoom sama sœur Coumba Gawlo Seck ak ñoom Souleymane Faye ak ñoom DJ Awadi ak instant bi dafa am génération boo xam ne moo xaw a nekk ci kaw tuuti mooy ñu koy wax ay Wally Seck ku mel ni Pape Diouf ku ñëw Sidi Diop ak nangam yaakaar naa ne kon man sama génération xam naa ne ñooñu lay xaw a tollool moo tax je suis prêt pour lépp ñu doon gis ci Doudou Ndiaye Coumba Rose ak mag ñi ñoom ñi nga xam ne instant bi ñoo jël relève bi ci à partir de Wally Seck jëm ci suuf man Wadane Coumba Rose Ndiaye pare naa pour liggéey ak ñoom waaw pare nga pour waaye boo ñu mën a baaxee ndax am nga kenn koo xam essayé na la ci contact wala déet mais barki Demba Ndiaye ku ne xam ne ni Sidi Diop ñëw na fi
ba fi Sidi Diop ñëwee ku na xam ni producteur bu mag bi ñu koy wax MD production muy Malick Diaw waaw Malick Diaw kenn dootu ko laajte ci diaspora bi moo fi indi woon Sidi Diop te Malick Diaw du def dara ci wàllu culturellement te xelam demul ci Wadane Coumba Rose Ndiaye moo tax kon loolu barki Demba Ndiaye rek la mën ak Sidi Diop ñu rendre hommage El Hadj Ndiaye Coumba Rose à travers MD production indi ko fi ngir mu bëggal sénégalais yi. waaw xam naa comme kaw li ñu dese ci waxtu bariwul te waxtu waa ñuy bëgg a xoj. xam naa dañ lay laaj rek lan mooy secret Wadane Coumba Rose Ndiaye lan mooy secret. waaw lii secret bi mooy secret Wadane Coumba Rose Ndiaye du dara lu dul gëm yàlla gëm Seydina Mouhamed. yaakaar Serigne Touba Mbacké Khadim Rassoul yaakaar ko lool waaw yaakaar ko lool tey ak ëllëg di sama wasila secret bi mooy oyof rek di bokk ak ñëpp di diisoog ñëpp suufe lool waaye ci suufe secret Wadane Coumba Rose Ndiaye du dara lu dul encore une fois suufe lool ci suuf ba sunu borom di la yëkkatil boppam di laamisoo ak ñëpp képp ku ma soxla ma disponible waaye nag ku na xam ne ni fu mu toll nii Wadane Coumba Rose Ndiaye dafa génne benn single boo xam ne daf ci rendre hommage papaam nga xam ne déjà ñu ngi ci YouTube bi di daw ñuy préparer vidéo bi ku na xam ne ni fu mu toll nii ñu ngi ci ay yeneen préparer ci bu corona bi jàllee yàlla na ko suñu borom teg gi ba ñu dollu ci yeneen activité rek amiin ba dollu ci xam naa ñu dem ci suñu dernière question rek bu ko defee nga ñu daal di mën a jàll ci démonstration bi dalal lépp dernière question bi mooy escola bu Wadane Coumba Rose waaw maanaam tàggat bi ngay tàggat ndaw ñi waaw tubaab yi yooyu waaye loolu dama ko doon gis ci sama baay El Hadj Ndiaye Coumba Rose bu musaan ñëw international chaque jour am na cours mooy tey Milano bu subaa ñu ne Verona gannaaw suba ñu ne Brescia gannaaw suba maanaam chaque tournée du Ndiaye Coumba Rose chaque matin am na cours 1 heure de temps pour jàngale dëgg noonu la ko doon def c'est la même chose yaakaar naa ne bis ka ngay tudd di nga ma gis ak tubaab yi ma daal di wone li nga xam ni ma koy partage ak ñoom fii ci diaspora bi waaye nag xam naa ni balaa ngay tëj danga may nag ma daal di remercier ndax wax naa la ci jiital bi ne la nii waaw képp ku ñemee dal laa dee te yaakaar naa ni peccum liir bu neexee yaay ja moo téye ca mbagg ja kon Wadane Ndiaye Rose mënul dem sans ñu ne ci ginnaaw te ñooñu xam ne après il faut ma remercier leen benn par benn c'était Wadane Coumba Rose Ndiaye ak ACTV di diaspora télé bu mag bi nga xam ni kenn dootu ko naatable fii ci Venezia Italie mënumaa dem nag te du ma remercier waaye nag yaakaar naa ni ku lim dafay juum waaye fii ci diaspora bi nga xam ni tey émission bi presque diaspora la dama fi am ñoo xam ne dama cee jàppale te jàppale yaakaar naa ni mënul weesu ci di la assister ku ci mel ni Badara Sène kooku ku ne xam ne ni ndeysaan Alaaji Gumba Sène mooy baayam muy Badara Sène waaw daare na ma maano ba tey ci dëkk bi bu ñu jógee ci foofu mën nañ dem ku ci mel ni MD production ñu koy wax Malick Diaw kenn dootu ko naata ba nga xam ne lépp lu mu tëgg xelam dem na ci Wadane Coumba Rose Ndiaye su ma limee xam naa ni fii la ñuy fanaan ndax ñi ma jàppale bari nañu ku ci mel ni Jibi Sané doomu ndeyu Malick Diaw MD production kenn dootu ko naatable Jibi Sané nga xam ne lu Malick Diaw dugg mig te sama doomu ndey toog ni assisté bis bi di nuyu tamit Mario loolu koy wax ndeysaan moom dañoo bokk ndey Mario moo toog ni dañoo bokk ndey bokk askan bu rëy di profito di nuyu waa Venezia yëpp rawatina waa Mestre ak waa Veneto bi ak waa Italie gépp su ma limee damay juum ku ci mel ni Cheikh Ndiaye international bi Seri Mbodja kooku il faut ma nuyu ko ku ci mel ni délégué il faut ma nuyu ko ku ci mel ni Cheikh Dakar il faut ma nuyu ko di profito ci nuyoo bi nag di jiital sama frère sama mag ñu koy wax Moustapha Diouf ku ne xam na ni mooy denc sama mag ñu koy wax Marème Ndiaye daal di may dalal bu rafet ci dëkk bi moom laay teg ci nuyoo bi mu daal di ma koy jàllaleel képp su ma paree ci Moustapha Diouf di séeri Marème Ndiaye ci dëkk bi damay nuyu sama frère Bouyo Ndiaye nga xam ne maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay nekk fii ci dëkk bi Bouyo Ndiaye parce que nga xam du sigi xool ma ndax kersa Malick Diaw dafa baax mënu sigi xool ma ñoo bokk ndey ak baay séeri Tàkko Ndiaye bàyyi Sëriñ Fàllu
baayu Biram Ndiaye nga xam ne maa topp ci moom. mi ngi fii ci dëkk bi. ndeysaan. su ma limee damay jum di profité nag ci occasion bi diaspora la ñu wax. diaspora ma dem ba France ci biir télé diaspora. damay dem ba France diaspora dafa rëy. su ma demee ba France nag yaakaar naa ni sama nuyoo laay jël teg ko ci non dama ne ku ñeme dal laa dee. barki Serigne Touba Mbacke Penda Saw Pula Jéeri borom naka meew nee na ma Wadane Coumba Rose Ndiaye doxal ba kenn laal la. ndeysaan. kooku mooy Penda Saw moo ma ne Wadane Coumba Rose Ndiaye waxal loo bëgg ma jox la nag bi wala meew mi wala soow mi wala ma boole nag bi jox la ko su ko defee moom bu soowee nga jël bu meewee nga jël. ndeysaan. kooku mooy Penda Saw ñu koy wax. borom association teen bi ci Mbuur lu ma bëgg rek mu ne ma waxal mosuma gis lu mel noonu di nuyu doomu ndeyam Mimi Kane de Paris di nuyu Aïda Chéri ay nii na mbub ca Marseille yaakaar naa ne su may lim nag fii la nuy fanaan su ma jógee ci France damay dem ba ca Amérique nuyu Sophie Ndiaye Chéri Souleymane nga xam ne ñoo bokk ndey ak baay yaayu ki ne mu ndaw mu jël mu teg naa luyoo bi Sophie Ndiaye teg naa luyoo bi ci sa loxo nga joxal ma ko képp ku nekk Amérique ñoom Aram Ndiaye bu ndaw ak ñëpp. ñoom Aram Ndiaye bu ndaw ak ñëpp. loolu yaakaar naa ni kenn dootu ko naatable kon nag lépp lu fi jub sunu borom la lépp lu fi dëng yaakaar naa ni man Wadane Ndiaye mu xeebu mii laa. kon nag maa ngi remercier toute la diaspora di nuyu tamit équipe bi nga xam ni télévision bi yaakaar naa ni ACTV dafa nekk télévision boo xam ni fii ci diaspora bi doo wax télévision te tuddoo ko ACTV ci wàllu qualité ci wàllu image ci wàllu actualité boo ko bëggee xam fii ci diaspora duggal YouTube nga def ACTV dafa leer. barki Serigne Touba Mbacke di jàllale sama nuyoo képp Malick Diaw woon na Serigne Touba sama xol dafa fees ndax tey yaakaar naa ne ku gis yére bii. sexal ci ko muy dem. El Hadj Doudou Ndiaye Coumba Rose suñu papa ju baax jooju. bu paasee ci Doudou Ndiaye Coumba Rose yan couleur la. drapeau Sénégal. vert jaune rouge. fan la ñu nekk nii fu ñuy waxante ak yow nii. ñu ngi ci diaspora bi Italie. waaw kon yaakaar naa ne état Sénégal ñun amuñu sunu fay. Amario dama ne lii drapeau wu Sénégal la muy vert jaune rouge ñu indi ko ci dëkk tubaab yi di ko wone barki Serigne Touba Mbacke waaw comprendre ma expliqué. waaw loolu rek la demee di remercier ñëpp léegi nag xam naa ne fii ak tuuti dañuy def élèves yi. il faut ñu wane suñu démonstration ak nangam waaye nag yaay booy Adja Kiné Lam nga xam ni moo nekkoon ak Alaaji Doudou Ndiaye Coumba Rose ba lii am tey yaay booy amuñu sa fay maa ngi remercier encore Adja Kiné Lam sama yaay aw ma fayam ñu yóbbuwaat la Makka man aw ma sa fay di la jox chaque jour 1 milliard par jour amuma sa fay ndax ku la indi ci àdduna te bakkanam xajoon ci amoo fayam kooku mooy Adja Kiné Lam su ma paree nag yaakaar naa ni damay tëj daal di nuyu Nogoy Ndiaye Rose ku ne xam na ni mooy yaayu Sufi mu ndaw mooy yaayu Kura mu ndaw ca Maris ñu koy wax madame Ndiaye Nogoy Ndiaye Rose di nuyu ay doomu ndeyam ku ci mel ni Aji Kura Diop nga xam ne moom laa dippee sama doom Aji Kura séeri tonton ca Amérique di nuyu bépp doomu ndeyam kon nag Wadane Coumba Rose Ndiaye la woon ak ACTV diaspora xam naa ni arrivé des chiffres benn yoon rek. Coumba Rose Ndiaye.
ringrazio veramente la mia famiglia italiana, guarda come sono belli, veramente sono molto contento di essere qui con loro, di divisare la nostra cultura tra loro, fa molto piacere. Quindi ragazzi, attenzione che dobbiamo dire, allora 1, 2, 3, grazie Wadane, 1, 2, 3, grazie Wadane, 1, 2, 3, grazie Wadane, grazie a tutti, waaw sama gars yi salaamaaleykum. Voilà ñi dellusi rek ñu dellusiwaat fii rek ci ñuy wax rek jeexantalu émission bi comme niñ ko commencé woon rek ànd ci ak Wadane Ndiaye Coumba Rose, vraiment ànd ci ak élèves am yi, mais du ñu def lu may dalal koo xam ne nii c'est une personne spéciale maanaam pour Wadane Ndiaye Rose, muy koo xam ne mun naa wax ne sax kilifa la bokk ci moom ba jeex tàkk. Di borom di doomi réew mi nekk fii ci Italie, ñu koy présenté ci langam. Buonasera. Buonasera. Allora, è un piacere di incontrarlo qui a Venezia, soprattutto a Mestre o Spinea, certo. Potrei dire. Allora, vorremmo presentarla. Lei come si chiama? Beh, io sono Renato Rizzi, sono un architetto e amo tutta l'arte in generale e la cultura, e sono proprio rispettoso della cultura. E questo è un momento dove la cultura è la protagonista. Benissimo. Benissimo signor Renato, hai detto una parola molto importante. Già essendo un architetto, l'architetto fa parte della cultura. Quindi sono cose insieme che potranno andare insieme. Certo. Buono, hai fatto modo a conoscere potrei dire tuo figlio, perché Wadane ti guarda come un padre. Certo. E come l'hai conosciuto? Beh, allora posso dire questo, che la vita è piena di imprevisti. Ci sono gli imprevisti, quelli che sono meno piacevoli, e ci sono le casualità, un incontro fortunato qui vicino, ci siamo incontrati per caso, però ho compreso subito che guardandolo con la sua presenza di altri amici pieni di sabar, mi hanno appunto incuriosito, e tutto è nato così quasi per caso, però adesso sono passati qualche anno e la stima è reciproca, è una stima che si fonda sulla sua capacità e anche sulla sua storia, perché il padre sappiamo chi è, e quindi lui ha preso, secondo me, fortemente da Dudu e si esprime molto nel suo modo. Bene, hai avuto modo anche diciamo di conoscere la persona profondamente, Wadane Ndiaye, e penso che hai avuto anche l'opportunità di viaggiare, andare alla scoperta del nostro paese, il Senegal, che si chiamano Pays della Teranga. Esattamente, e il rapporto che è nato qui, conoscendolo come musicista, mi ha spinto anche a visitare il paese del Senegal. Ho visitato Dakar, il lago Rosa, e ho visitato anche tutte le i vostri musei, dove è presente anche la storia del Sabar, con delle testimonianze molto importanti. Come ad esempio una serie di tamburi che abbiamo visto nel museo del padre, no? Che ha regalato prima di morire, e poi ho scoperto che Dudu è riconosciuto come non solo padre di Wadane, ma come padre dei cittadini del Senegal, e anche di più, quasi dell'Africa intera. Molto importante, visto che questa testimonianza che hai fatto su Wadane è molto interessante, perché ci sono pure i senegalesi magari non hanno avuto neanche la possibilità di sapere quello che hai appena detto, quindi si fa molto molto piacere questo viaggio che hai fatto. E tranne quello, cosa puoi dire di più di Wadane? Come insegnante, posso dire, come figlio e come persona? Cosa ne pensi? Wadane è una persona molto precisa, leale, e quando si esprime è molto determinato, e penso che forse questa determinazione nasca dal ritmo di questo strumento stupendo e dalla
scienza che è dietro questo ritmo, no? Che infatti anche il mondo intero ha riconosciuto il padre come lo scienziato del ritmo, no? È stato premiato per la sua conoscenza. Guadane potrebbe ripercorrere alcune cose che ha fatto il padre con l'insegnamento, perché le scuole del padre sono state molto famose e speriamo che il futuro sia proficuo. E l'Italia penso che, se informata bene di quello che è lui, possa essere un luogo ideale per un futuro molto benevolo e felice. Benissimo, è molto interessante. Poi, tranne quello, abbiamo visto anche che lei ha potuto anche inserire nel gruppo, possiamo dire, altre gente, vuol dire che ha avuto veramente un'esperienza molto positiva nei riguardi di Guadane Ndiaye. Abbiamo visto altri, suo figlio, la moglie, tutti quanti. Come è venuta questa idea? Perché secondo me qui si dice l'amico mio è amico tuo, e quindi diventa una catena di amicizia, di stima, che può diventare che può collaborare affinché il futuro riconosca veramente le sue qualità. Benissimo. Hai avuto anche la possibilità di avere, perché ho visto prima che hai avuto un sabar? Sì. Col nome proprio, guarda, Guadane molto bello. Mi ha onorato di costruirne uno apposta per me con il mio nome. È che forse per il momento è un regalo molto grande, perché sto imparando. Lo vedete? Questo è un onore, momento. Veramente una cosa molto che fa molto piacere. Ho scritto il mio nome, Renato, che il mio nome Rizzi. È Renato Rizzi. Quindi è una cosa che lei ha guadagnato veramente. Che ha guadagnato. Che a Guadane si tiene tanto, veramente. Esattamente. Anche a lei ha fatto sua per poter meritare una cosa del genere, perché non è alla portata di chiunque. E dobbiamo dirle grazie comunque, perché Guadane si è parlato molto di lei e della sua famiglia. Quindi noi, come suoi amici, dobbiamo dire che grazie a lei, grazie alla sua famiglia, ed è stato un piacere veramente molto grande di essere qua con lei e tutta la famiglia. Guadane, cosa ne dici del signor Renato? Io ringrazio lui con la sua famiglia, siamo molto contenti di esserci con loro. Veramente mi fa molto piacere di conoscere la sua famiglia, lui, e poi andiamo avanti. Esatto, viva il futuro. Viva il futuro. Grazie a tutti, grazie a tutti in compagnia con Guadane Ndiaye Rosso per questa bella esperienza, e vi diciamo ci vediamo a presto nelle altre puntate. Grazie. waaw kon mbokk yi yéen a ko gisandoo noonu, kon xam naa ginnaaw buñ leen wanalee biñ seetsee Wadane Coumba Rose Ndiaye, gis ngeen démonstration yi mu def ak école am nga xamante ni ay doomi réew mi lañ nekk fii ci Italie, nekk ci diaspora bi. noonu la ko amee faneen ak faneen nag, kon nag dañoo ñëwoon doon def ak moom ay émission. kon nag dañ leen di jox dig daje ci yeneeni émission ci fan yu néew ak yeneen i ndaanaan. xam naa du yàgg dara ñu dem am yeneen i ndaanaan yoo xam ne dañ leen seeti, yoo xamante ni def ak ñoom émission ci biir ACTV Diaspora. ACTV Diaspora nag buñ koy wax moom ñëpp xam nañ ko ci biir diaspora bi, muy ACTV Diaspora. kon dañuy wax saa su ne rek ngeen dem abonné ji ci site boobu nga xamante ni ma ngi ci YouTube ba. li may wax saa su ne ngeen dem télécharger ko ci rajo bi nga xamante ni speaker ngay dem, boo demee nga télécharger ko. rajo boobu samedi ak dimanche toujours DJ Iba ma nga fa. ajjuma am na suñu naataango yoo xamante ni ñoo xam ci wàllu diine, wàllu xasida, di leen fa ñëw di fa wéyal seenub liggéey. bu ñuy wax ACTV Diaspora nag du ñu dem bàyyi, am ñoo xamante ni ñoom lañ jàppoo lëkkool, ku ci mel ni MD Production Malick Diaw. moom itam wax dëgg yàlla gis nañ ko ba mu jàppee ba tey bàyyiwul, kon moom itam dañ koy remercier membres yi ñëpp nga xamante ni ci groupe ACTV Diaspora ci kaw ba ci suuf bàyyiwuñu kenn. kon nag ñu ngi leen remercier bu baax a baax a baax. ñuy dox di daje ba beneen yoon incha allah. Sabar yaa di jooy, du ngay
Rusya, baby sabar yaa ngi doon